asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi bu ne saa ñu ñëw ci ponk yi bi ci jiitu moom moo di rek lu jëm ci coronavirus bi tey jii Sénégal am na lu toll ci fanweeri nit ak juróom-ñaar yu ñàkk seen bakkan am na benn jigéen bu toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar bu génn àdduna niki sànq ca hôpitalu Fann limub tey bi dinañ ci dellusiwaat ci yaatal ak jëwriñ ji ñu dénk fànn boobu. ci école yi la ñuy àddu jëmale ñi nga xam ni ñoom ñoo di élèves yi nag dinañu dem ci école yi le 2 juin waaye boo demee ci l'école yi nag ñoom ñi ngi koy waajal bu baax fii ci Ndakaaru ak fële ca Ndar def nañu seen kem kartan ba école yi ñu daal di koy defaraat daal di koy désinfecté fexe yi tamit ba élèves yi bu ñu ñëwee fekk fa condition yu dëppoo ak li nga xam ni moo di coronavirus di mbas mi. dinañu ñëw itamit ci wàllu njàng mu kawe wi jëwriñ ji di Cheikh Oumar Anne xamle na ni kat lii di année blanche du am ren moom nag nee na dina joxe ay tegtal yu leer ci naka la ñuy jàngee ba année bi daal di egg fa mu bëgg mu egg fa ci weeru décembre la ñuy egg ci cappaandaw la. ba léegi rek ci wàllu honoria bi muy ndombal tànk li ñu takkal ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon président conseil économique et social ancien premier ministre bi di Abdoul Mbaye moom itamit dellu si nañu ci loolu dinañ ko gën a faram-fàcce bu ne saa ñu dellu si waat ci loolu. ponk yooyu ñoo gën a fës ci xibaar yi bu ne saa ñu daal di ñëw faram-fàcceel leen ko. bisimilah dañu koy dooree ak li nga xam ne moo di Covid 19 bi tey jii nag Sénégal am na kenn ku génn àdduna kooku nag mi ngi am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar di jigéen daal di gaañoo fële ca hôpital bu Fann kon nag ci xayma bés bi am nañu juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn test yu nga xam ne def nañ ko fanweeri nit ak benn ñoom ñoo ci ñëw amee doomu jàngoro ji ñu ràññee ci ñetti cas communautaire li nga xam ne tamit moom la ñu ràññee tey moo di ni ci wàllu jàngoro ji lim bi nga xam ne ñoom ñoo tane. ñoom ñoo ëpp ñi des ci l'hôpital yi ñu ànd ci ak jëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr. tey jii muy talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai 2020 ci juróomi téeméer ak juróom benn fukki benn ak test yi ñu def tey fanweer ak benn ñoo ci ñëw nekk yu positif ci fanweer ak benn yooyu ñaar fukk ak juróom ñett moo nekk ay cas contact yu ñu doon suivre ci suñuy service ñett ndëkk moo ci nekk ay cas communautaire ñett yooyu benn bi Castor la nekk ñaari Thiès ñu jàpp tam ne ci bésu tey bi juróom fukki patients yuñ hospitalisé woon wér nañu bésu tey bi ci suñu service de réanimation yi ñu jàpp tam ne fukk ak juróom ñetti cas grave ñoom lañ fay suivre yeneen patients yi nekk ndëkk ñu leen di faj ci hôpitaux yi ñu jàpp ne ñu ngi yëg tan ñi nga xam ni ñoo di gox-goxaan yi nag dugal nañu seen loxo rawatina waa Dakar Plateau jël nañu lu toll ci 300 millions ci suñuy koppar daal di koy jébbal ñi nga xam ni ñoom ñoo di jëwriñ ji xeex ñii di xeex coronavirus bi di force Covid 19 bi ginnaaw loolu yi tamit seen jëwriñ ci boppam jox nañ ko loowu matériel bu takku Moustapha Gabar Diop moo ñu fa teewaloon. gox yi ak gox-goxaan yi ñu ngi yëngu bu baax ci xeex mbasum coronavirus bu ñu sukkandikoo ci Omar Gueye jëwriñ ji comme ni mu fësee ci commune bu Dakar Plateau. commune bi bureau municipal am dajee dafa décider joxe 300 millions de participation ci fonds boobu loolu ñëw fekk ci près de 300 sorewul peut-être 350 millions bi ci ay xayma ci ay ndimbal yoo xam ne dañ ko def directement ci askan bi lii ci ay lu ñuy dundee la lii ci li ñuy fajoo la lii ci loo xam ne par exemple lu ñuy aaree suñu bopp. muy gox boo xam ne ànd na ak askan yi ngir xool naka la ñuy demee ci ubbite école bi ñu jàpp ci ñaari fan ci weeru juin. 120 000 masques réutilisables jënd nañ ko fas yéene ko jébbal askan bi waaye itam lépp luy jëm ci mesure barrières yi li ñuy raxasee loxo ci instrument ba ci produit bi ànd ak moom. thermoflash yi nga xam ne jagleel lañ ko poste de santé yi mairie bi ngeen nekk fas yéene ko def itam ci école yi nar a ubbi
ak lépp loo xam ne daal jumtuwaay la boo xam ne soxla nañ ko. Le 2 juin la ñuy ubbi classe yi dafa am lu war gouvernement bi war tamit collectivité territoriale demandement de l'État rawatina nag bi nga xam ne dañ jël njàng mi def ko compétence transférée donc bu ñu jëlee alal jum toll lu bare tamit dugal ko ci ubbite classe d'examen yooyu dañ ko rafetlu bu baax a baax te daañu ko wax it kilifa gi nga xam ni moom lañ fi teewal muy président Macky Sall ni ko mairie Plateau de wax dëgg yàlla appel bi nga lancé woon ñoom def nañ ci seen këmtalaay kattan. commune Dakar Plateau ñoom xalaat nañu ndax mën nañu boole classe d'examen yëpp ci centre Biiri Ndiaye muy école bu bees bu am lépp lu ñu soxal ngir mën a sàmmonte digle waa Kër Docteur. ndimbalu Dakar Plateau googu dina am solo lool ci dellu si élèves yi ci seeni classe nga xam ni mooy élèves yi def classe d'examen loolu le 2 juin lay doon ci wàllu école yi nag ñoom ñi ngi koy waajal bu baax ña ngay setal ak daal di joyantiwaat ak defaraat classe yi gën ko yaatal boo demee ca fa nga xam ni moom moo di Dakar Edu ñoom ñaari mbir la ñu wax parents yi benn bi mooy ñu téye xale yi defal leen internat lu mat ñaari weer beneen bi ci des tamit mooy ñu defal leen cours à distance ca lycée mixte Maurice de la force personnel ba yi tamit ña ngay def seen kem kartan ba élèves yeeg maîtres yi bu ñu ñëwee fekk lépp ni boy yi lycée Charles de Gaulle itamit ca Ndar naka noonu waaye dañuy ànd ak Abdourahmane Ly mu ñëwal ñu ci li nga xam ni moo xew fii ci Ndakaaru. gannaaw benn ayu bés ci ubbite l'école yi ngir élèves yi nekkee classe u examen ñi nekkee ci école yi ñu ngi taxawal ay matukaay dëppook jamonoy mbas gi ñu ne ca Dakar Edu ni ki misaal waajuru ay ndongo yu toll ci lim 252 ñetti option lañu leen a proposé gannaaw ab daje waxtaan. option bu njëkk bi mooy xale yi di ñëw internat mooy béréb bi nga xamante ni ñu fay nekk ñoom kase du ñu génn du ñu am contact ak kenn foofu la ñuy toog foofu la ñuy jàngee. beneen option bi mooy xale yi nga xamante ni dañuy ñëw di jàng di wàcc mais même si boobu fànn ñoom bu ñu ñëwee du ñu am suñu ay car yi nga xamante ni moo leen di service de transport du ñu bàyyi ku nekk rek nga jël lu la neex di ñëw. beneen option bi mooy xale yi nga xamante ni seen parents yi du ñu bëgg ñoom ñu toog seen biir kër yi di jàng bu ñu toogee seen kër mën nañ am cours yi comme ñu nekk ñi fii du am benn différence. mu di dajeb waxtaan bu personnel administratif bi nekkee ca lycée mixte Maurice de la Fosse nekk jamono ji. non les cas c'est deux les 50 cas. file niki ay l'école yu bëri yu ñu dem ñu ngi fexe wut ay pexe ngir mbas mi bañ a law ci mim réew ay pexe yu ci mel ni jël fukk ak ñeenti classe xaaj ko ci fanweer ak juróom-ñaar ngir moytandiku dajaloo bi. donc fukki terminal ak ñeent la yemoon léegi nekk na fanweer ak juróom-ñaar loolu yombul mais jéem nañu répartir nañ ko sens yi boo groupe yaa ngi nii yëpp def nañ ko liste yi def nañ ko envoyé nañ ko élèves yi 14 classes yëpp ku ne am nga sa groupe bu WhatsApp def nañ ko envoyé nañ ko donc ñoo fi nekk nii ku ne xam loolu nag li ñu ci bañ mooy ñu ñëw fi xaar ba jour ji nekk di wër bo table affichage yi ñu daal di sëmbaxlu foofu te comme distanciation sociale ci critère geste barrière la bokk donc loolu dañ ci waroon waa farlu bu baax. ay matukaay ngir dëppoo ak tegtal yi jëm ci wàllum set ak setal sàlloo kon bu baax ak lu ñuy tuddee mesure barrière ak jàppandalu nguur gi. expression des besoins ñun def nañ ko ñu ngi xaar masque yi dañu ne 3 la élève bu nekk ak personnel bu nekk war a am ñu ngi koy xaar bon thermoflash yi ñun li ñu waxoon mooy li ñu proposé nangu ko ak suñu inspecteur d'académie ak suñu inspectrice d'académie mooy à peu près 10 thermoflash ak ay lave-mains à peu près une vingtaine ak bien sûr gel beeg saabu yi loolu yëpp ñu ngi xaar am nañ yaakaar ne wax dëgg yàlla lépp dina ñëw avant le 2. désinfection bi tamit waxoon nañ ko en tout cas ñun suñu salle yi nettoyé nañ ko rangé nañ table yi mais désinfection moom autorité ñoo ko war a def. lu mënti am Dakar Edu moom ñi nekkee ci administration bi fas yéene nañu si lu yàggul dara désinfecter l'école bi maanaam laabal ko. avant ñuy reprendre danañ def appel à les professionnels de nettoiement ñu ñëw defar ñu désinfection bi comme ça ñu mën a am sécurité bu baax pour élèves yi ak personnel bi incha allah. ci ay ndaje yu bari ñi leen nekk ci boppu l'école yi ñu ngi fexe ba wut ay pexe ngir jàng beeg njàngale bi mën a dellu ci waat ci nu mu waree ba noppi nag dëppoo ak jamonoy mbas gi ñu ne.
njàng mi door te dëppook jamonoy mbas bi loolu yi tamit moom moo am ca lycée Charles de Gaulle bu Ndar ñoom nag jël nañu seen matuwaay yëpp ba njàngaan yi ak ñi leen di jàngal bu ñu ñëwee ca l'école ba dinañu fekk lépp yemb ba ñu mën a jàng ci anam yu dëppoo ak ni ñuy xeexe coronavirus moom ak Alice Niang. naka la ñuy fexe ba delluwaat ci école yi ci anam yu am karange jaar ci tegtal yi nga xamante ni moo bawoo ci ministère éducation nationale ci laaj boobee nag la ndongo yi jàngalekat yi waajur yi ak kilifa yi lycée Charles de Gaulle doon jéem a tontu. waaye réunion tey bi nag moom li ko waraloon dañu doon def benn comité bi nag dafa bare ay commission bi ci njëkk mooy communication boobu dafay waxtaan ak élèves yi pour bu ñu am feebar bi nu ñuy def bu ñu am feebar bi. njàngale mi dina tàmbaliwaat dëppoo ak ay emploi du temps yu nga xamante ni defar nañu ko ba noppi. classe bu ne surtout L yi dañu leen diviser par classe bu ne en 3 groupes pour S yi classe bu ne ñu diviser ko en 2 groupes mais non problème amoon nañ ko pour régler problème philosophie parce que élèves nombre de profs yi ñu am dafa tuuti ci philosophie. mais ni ñu xalaatee mooy yóbbu créer ay salles yu ngand muy CDI di salle foyer ak ñaari salles gymnastique yi ñu créer leen comme des salles spécialement philo c'est de très grandes salles qui peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes. lu jëm ci taxawu élèves yi nga xamante ni dafa am ay jàngoro yu ñu nekkal di wéy ak moom loolee nag am na pàcc bu yaatu bu ñu ko jagleel. mais ni ñu koy xamee daal ñoom amoon nañu ay fiches renseignement ñu xool ci surveillance yi seen fiches yi ba xam ku feebar ak ku feebarul. beneen prof EPS aussi ñun laaj leen parce que am na xale yi nga xam ne si fiche yi remplir ñoom te bu ñuy daw dañuy daanu ñun laaj leen beneen bi aussi commission communication bi loolu dafa nekk ci ku jaar ci classe bi bu waxee ba pare ku nekk mu jël sa numéro parent woo parent bi su ko defee parent bi bu waxee ne xale bii dafa feebar dañ koy bàyyi xel te buñ ko bàyyi xel rek mën na am daañ ko topp du mucc ci feebar bi yàlla baax na yàlla musal ñëpp. ci bërëb bi nag nga xamante ni jàpp nañ ni mooy lycée bi gën a rëy ci région bi. ubbiwaat l'école yi dana concerner lu tollook 800 ndongo yoo xamante ni ci classe terminale la ñu nekk. ngir élèves yi mën a jàng nag fokk seeni professeurs yi tamit ak seeni maîtres yi tag ci yenn diwaan yi war a delluwaat ca fa ñuy jàngale fekk lépp yéwén ba tax na jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàngale mi daal di ciy lëkkaloo ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ba tax na am na organisation bu ñu taxawal pour que kenn ku nekk xam ban barab ngay dem ngir jël fa oto bi lay yóbbu ak yan matuwaay nga war a jël naka noonu yi tamit lëkkaloo bi am egg na ba ci ministre de l'intérieur moom i tamit mu daal leen yombal lépp jox leen ay autorisation waaye autorisation yi dafa am anam yu nga xamante ni moom la ñu ko joxee maanaam ci renseignement yi nga xam ne moom la leen enseignants yi jox ñu déglu ci jëwriñ ji di Mamadou Talla. xam nga lii day mel ni en 48 heures ministre bi wax na ko léegi sax lañ leen jox les données yu noonu yombul quand même parce que il faut nga liggéey si seet déplacement yi dafa bëri enseignants yi dañu bëri waaye wax dëgg yàlla li ma gis fii tey il fallait que ma remercier aussi enseignants yi parce que enseignants yi démb si guddi la ñu jot message mais gis nga fii fees na del Dakar Dem Dikk aussi def na son boulot l'ensemble des cars Dakar Dem Dikk sont là donc maa ngi wax parents yi enseignants yi élèves yi dinañu respecter les conditions sanitaires ni ñu koy respecter fii si place bi dinañ ko respecter également ba ñu egg seen kër ba le 2 également pour l'ouverture donc vraiment di wax parents yi comme maintenant gis nañu que démarré nañu gis nañu que les enseignants se sont mobilisés il manquait au Sénégal 19 000 enseignants à leur poste 19 000 yooyu liggéey nañ ko ba gis ne que léegi ay 15 000 moo si def 15 000 yooyu nag la Dakar Dem Dikk jël décision yóbbu leen mais en dehors de ces 15 000 85% des autres sont aujourd'hui ñu ngi si biir à leur poste donc di wax ne parents yi ñun jël nañu sous disposition enseignement yi apprentissage yi dinañu commencer pour que xale yi mën a eggal seen année scolaire parce que loolu lu am solo la ci cursus élèves maîtres yi ci la ñu bokk parce que même élèves yoo xam ne du ñu élève maître ñoom aussi ñu ngi seet ban fichier la ñu war a utiliser pour que ñoom aussi ñu mun leen jël en charge c'est pour vous dire que bàyyiwuñu kenn fàttiwuñu kenn ñun au niveau du ministère des transports éducation nationale intérieur ak santé dinañu jël suñu motuwaay yëpp que autour des gouverneurs des préfets et des sous-préfets pour que aussi au niveau des régions ñu mën a continuer.
ñu wax jëm ci wàllu njàng mu kawe mi ñu bari ñu ngi doon am jiixi jaaxa ndax day nekk année blanche wala boog année bu nga xamante ni nii daal dañ koy neenal ki nga xam ne nag mooy jëwriñ ji ñu dénk fànn woowu di Cheikh Oumar Anne indi na ci ay leeral wax na ni daal année bi du blanche te it am na matuwaay yu am solo yu ñu jël ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu kawe yi war a jàngi ji ñu déglu Cheikh Oumar Anne. niñ ko xamee président 14 mars 2020 dafa wax nañu taxawal njàng mi ci Sénégal ci école yu ndaw yi ba ci école ci daara ju mag ji boobu ba léegi njàng mi ñun ñaa ngi ciy liggéey di xalaat naka lañ koy continuer parce que jàpp nañu ne xale yi ñuy jàngal même bu ñu mënatul ñëw ci école yi war nañu des ak contact ak li ñu leen di xam-xam bi ñu leen di jox rawatina ci université yi ci université yi nag gis nañu ne tey situation bi ni mu demee ci biir campus bi pédagogique bi ak campus social bi dina jafe lool ñu ubbi campus yi looloo tax gouvernement bi ci ndigalu président jàpp ne ñi nga xam ne ñooy instance académique yi ñi nga xam ne yoon mooy loi 94 79 moo leen jox ne ñoom ñoo am ndogal ci xool naka lay njànge mi di demee ci université yi président ne leen nañu taxaw ñu xool naka la ñuy fexe ba année blanche bu mu am naka la ñuy fexe ba étudiants yi continuer di jot xam-xam bi ñi nga xam ne moom lañ leen di joxe fexe ba fii ak diiru 31 décembre 2020 na fekk njàngale mi pare na ci université bi. ñu wax ci koom-koom bi ak coronavirus bi fi mu toll nii nag Sénégal comme ni ko yeneen réew yëpp di defee mi ngi jàng naka lay dundee ak coronavirus bi lii di koom mi ak ñi nga xam ne ñoo ci yëngu commencé nañu seen i activité ba tax na yi tamit lii di koom-koom bi mi ngi commencé di yëgaat waaye nag faaw ñu gën ko dooleel li nga xam ne yi tamit moom la ñu gën a dooleel war a gën a dooleel moo di mbay mi faaw ñu wutal leen lu nga xamante ni dëppoo na ak jamono rawatina fu nga xam ne fa la ñuy denc mbayeef gi loolu yi nag ki ko xamle moo di économiste bi di Alioune Ndiaye ci micro Oumou Kalsom Ba ak Augustin Mandang. jamono mbes bi li mu njëkk a jàngale mooy jamono ji il faut que ku nekk collectivement wala individuellement compter d'abord ci boppam parce que avions yi tëj nañ leen avions yi naawatuñ tëj nañ frontières yi donc réew bu nekk ci say doole nga mën a sukkandiku te doole Sénégal boo ko jëlee bokk na ci mbay mi nga xam ne dañ ko war a suqali ni ñu koy suqalee mooy accompagner processus d'industrialisation ba ñuy def émission bi wane nañu benn exemple un certain Modou Ndaw boo xam ne dafa inventé benn machine boo xam ne da ci teg moteur pour que muy gën a gaawal ruuj bi parce que ruuj bi bu gënee gaaw temps bi ñuy def ci bay bi gën na mën a wàññeeku te productivité bi dina gën a mën a yokk donc loolu benn la ñaareel bi wax nañ aussi place su inventivité invention yi ñuy def Sénégal nañuy def ba gën ko mën a industrialiser parce que entre benn prototype ak benn invention bu ñu def ak processus d'industrialisation bi mooy mu dem ba nga xam ne day fees fépp law ak ay normes am un véritable accompagnement de l'État loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mën na gën a rendre compétitive économie sénégalaise. Première chose mooy xoolaat productivité agriculture ak secteur primaire yi xoolaat politique fiscale yi nga xam ne teg nañ ko ci secteur primaire soo jëlee wàllum càmm gi ñëpp xam nañ ne meew en poudre boo ko importé TVA bi ñu la ci teg 5% la alors que boo produire meew Sénégal TVA bi ngay fay fisc 18% la. Troisième aspect il faut que ñu dem ba nga xam ne dañu am ay politique sous-régionale dans le cadre de la CEDEAO dans le cadre de l'UEMOA ba nga xam ne nañ xool force dëkk bu nekk taxaw ci pour gën a mën a dem mais Sénégal am na lépp Sénégal am na suuf su doy am na ndaw yu doy parce que téeméer Sénégalais yoo jël juróom-ñaar fukk ak ñaari ay xale la ñu am fanweeri at ak juróom ak wala ko gën a néew. mbasum coronavirus bi tax na ba ndawi Sénégal won seen xereñteef loolu nag ginnaaw bi nga xamante ni ñu ci bari ci ñoom créé nañu ay gel daal di taxawali tamit ay respirateur artificiel naka noonu yi tamit defar nañu ay robot loolu nag war naa tax ba état bi daal leen gën a jàppale ci jamono yi di ñëw gën leen a dooleel ba ñu mën di liggéey bu nga xamante ni dina gën a yaatu kooku ki ko xamale moo di Sanoussi Diakité nekkoon fi directeur bu ONFP ci micro Oumou Kalsom Ba ak Augustin Mandang. Sénégalais yi xam nga crise bu ñëw rek dafay tax nit ñi gën a réfléchir ci yan solution la ñu war a
pour faire face à la crise léegi fii gis nañ fii Sénégal ay lave-mains ay respirateurs ay robots ay masques sax defar nañ ko te loolu lu baax la li des mooy indi ko au niveau industriel ni indi ko au niveau industriel mooy fexe ba kii génn dara ñu noo ko reconnaître ne moom moo ko génne te loolu dañ koy def ci wàllu brevet te brevet benn organisation bu tudd OAPI moo koy jox bu loolu weesoo il faudrait que ñu am ay opérateurs économiques ñi gëm jël risque ci invention yi dugal ci xaalis tabax wala samp ay industrie ay entreprise defarlu ko mu bare invention boo gis mu law dafay fekk benn banquier benn industriel wala benn opérateur économique moo nekk ci suuf mu indi xaalisam dugal ko jël risque defar ko am ci xaalis. banque bi di UBA United Bank of Africa moom nag doon amal li nga xam ne moo di bés bi ñu jagleel Afrique ci àdduna sile ñoom nag li nga xamante ni nii dañ koy def mooy at bu jot bés boobu dinañ ko màndargaal lan lañ ci def ak lan mooy solos bés bi Omar Kane ki nga xam ni moo ko daal di saytu mooy Cheikh Assane Fall. su fekkee ne àdduna bi yëpp moo ngi lox ci kanamu Covid-19 continent bu Afrique moom dafa mel ne fi mu toll nii moo ngi def lépp lu mu mën. ba téewu gum feebar bile li waral loole ci gis-gisu sénateur américain bi di Chris Coons moo di ne continent africain dafa jàng lu bëri ci pandémie Ebola tey xam le ne ñoom waa États-Unis fas nañu yéene dugal koppar gu bëri ci sunu continent bile. Je peux vous assurer que le soutien économique, le soutien financier. ñun dañuy rafetlu bu baax taxawaay bu réewu africain yi ak seen njiiti am ba feebar bi ñëwee ndax wane nañ ci xar kanam goo xam ne dafa ànd ak sérieux gu bëri ñun nag waa États-Unis bàyyiwuñu benn yoon suñu loxo ndax xalaat nañu ëllëg si biir ñu mën a ñëw jàppale waa Afrique ci lu jëm ci mbiru koom-koom loolu moom dinañ ko def lenn nag am na ci bés yi ti ñëw ñoo ngi xool nu ñuy def ba liiti vaccin mu mën a am boo vaccin boobu amee nag mu nekk loo xam ne dina mën a jëriñ ñëpp ñun su fekkee ci ñun la vaccin bi génnee nañ ko partager ak réew yëpp ndax lenn lañ bëgg ñu xool nu ñuy def ba koom-koomu bépp réew boo xam ne yaa ngi ci biir àdduna bi nga mën a jugaat ni mu waree. à tous les pays pour que les économies de chaque pays se reprennent. ab continent boo xam ne sax coono yu bëri yu muy am li koy waral mooy bor yu mu am ci bitim réew. loolu tax sax ba kiiti PCA bu Afreximbank moom ti joxe recette boo xam ne moom la dëkk yi nekk ci biir continent bi war a jël ngir xool nu ñuy def ba bañ a yoreel ti bor dëkk yi xam ne ñoo nekk ca Occident mu doon ab solution boo xam ne dafay mel ne dafay nduroog lii ñuy woowee bay dundee. Laissez-moi vous dire, en 2006, la dette totale du continent Afrique a dépassé. gis nga suñu xoolee bu baax ci atum 2006 liiti bor bu africain yi amoon mu ngi tolloon ci lu ëpp fanweeri milliards ci dollars léegi nag weesu na ñetti trillion ci dollars loolu lu muy wund moo di ne suñu koom-koom ngir mu dem day metti ndax suñu bor yi dafa bëri lenn nag la ñu war a mën a def xool nu ñuy defaraatee suñu koom-koom mu nekk loo xam ne ci ñun lay dépendre waaye du loo xam ne dañ koy dem jëli ji feneen ci bitim réew lépp la ñu war a xool ba mu nekk loo xam ne koom-koom gi day dem ak a dikk waaye lépp nekk ci biir Afrique loolu am na réew yu ko def te gis nañ ne marché na fa. Comme l'a expérimenté certains pays de l'Afrique. ab xalaat boo xam ne sax mooma ki fi teewal secteur privé africain da koo nangu bu baax a baax. Nous devons retourner au développement. li ñu war a def mooy dellu ci waat ci leneen maanaam lépp loo xam ne koom-koom la bu ñu war a defaree biir Afrique te ñu war ko jëfandikoo biir Afrique mu nekk loo xam ne fii africains yi ñoo koy defar te loolu yow ak sa banque jàpp nañ ne war nañ cee mën a jàppale ndax xamal nga ne mën nga ko def leneen li nag mooy li jëm ci mbiru production bi fii ci continent bi gis nañ ne production bi 2% kese la te loolu nekkul lu doy faw ñu xool nu ñuy def ba gën koo yokk ndax su fekkee dañuy xaar ñi nekk ci biti te ñu jox loolu day metti. Et cela n'est pas possible. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai bu nekk ñiiti waa UBA di màggal ba subcontinent bu Afrique bile ren ji la nag pandémie bii di coronavirus tax ba panel bi la ñu doon amal ren ji dañ koo def ci visioconférence.
ñu àddu jëm ci mbirum décret boobu ñuy wax honoraria te mu commencé nag di lëmbee langu ko politique bi honoraria mooy daal ay ndombay tànk ak ay xeetu baax yu nga xam ne décret bi da koy yombalal defaral ko ñi fi musoon a nekk président conseil économique social et environnemental Abdoul Mbaye lanu duut baaraamu tuuma ni moom kat moom moo daal di contresigné décret boobu moom itamit nee na nag mbir mi dëgg la naam waaye nag président Macky Sall moom moo jalgati yoon daal di teggi yoon def la ko neex nee na ko décret bi nag na ko gaaw dindi ci nu mu gën a gaawee rax ca dolli yi tamit ñoom dinañu dem fa mbaxana doone mbenn ca cour suprême ngir décret boobu ñu daal di koy niilal Abdoul Mbaye ci micro mi ngi Maram Ndiaye. waaw honoraria dafa mas a am waaye dafa am lu bees loo xam ne Macky Sall daf ko ci duggal honoraria dafa mas a am te bi ñuy taxawal CESE dañ ko ci bàyyi ndax amoon na ci conseil économique et social yàgg na loolu moo indi ku mel ni président Famara Ibrahima Sagna nekk président honoraire ci conseil économique et social kon amoon na waaye loolu nga xam ne signé nañ ko 2013 mais loolooy yoon waaye dañu bàyyi yoon indi leneen président Macky Sall munul taxaw moom dong loo xam ne lii daf ko war a bokk ak président ak bureau conseil économique et social et environnemental bokk ko assemblée plénière bu conseil économique et social et environnemental ne moom dong moom moo koy joxe mais kooku du yoon nañ ko dindi ndax ñaara mën na ne benn mu dindi ko ci kaw teguwul ci yoon ndax 964 bi bokk na ci décret bi nga xam ne bi mooy joxe honoraria Aminata Tall waaye nee nañu kenn gisagu ko ca fiñ ko war a gisee ci journal officiel kon daanaka amul kon décret boobu teguwul ci yoon benn ci kaw loolu teguwul ci yoon ci jaarut yoon bureau conseil économique social et environnemental amoon na ci wàll assemblée plénière conseil économique social et environnemental amoon na ci wàll Macky Sall ne non man rek maay dogal kon loolu atam teguwul ci yoon. Abdoul Mbaye jàpp ni teguwul ci yoon ba tax na ñoom dañu dem ca cour suprême ñii di waa FRAPP France dégage ñoom itamit ña nga am bataaxal bu nga xam ne ña ngi koy yóbbu ca kii di procureur de la république Serigne Bassirou Gueye ñoom nag la ñu xamle moo di ni daal dañuy jéebaane décret bi wane ni décret bi jaar ci réseaux sociaux yi ñu koy wax décret numéro 964 moo bi tamit lu wér la naka noonu yi tamit décret la bu nga xamante ni boo ko liiree da ngay gis ni lépp luy mandargaal décret bu jóge ci source officielle ma nga ca maanaam président de la république ci boppam moom moo ko signé waaye nag ci ñaari page yëpp boo ko xoolee da ngay gis ni daal décret bi ñuy wax ni bu foo la lépp luy mandargaal décret bu dëggu ma nga ca ba tax na ñi ngi naan ki nga xam ne mooy procureur de la république Serigne Bassirou Gueye mu daal di doxal yoon daal di teg li nga xam ni moo di décret boobu ci suuf. dañuy daal di dem nag ci li nga xam ni moo di rek région yi dem fekk fa suñu yenn xale yi nga xam ne ñoo ñu fa teewal ngir dellusiwaat ci lii di coronavirus bi ci diwaan yi dañuy daal di njëkk a ànd ak Assane Ba dem ba Ziguinchor Assane Ba ñi ngi lay nuyu di la tatagal di la laaj Ziguinchor nan la fa mbas mi demee ci bésub tey bi mardi. salaamaaleykum Malick Thiandoum daal leen jàmm ca Ziguinchor région bi nag tey am na benn cas communautaire. muy benn góor boo xam ne mu ngi toll ak si juróom-ñaar fukki at ak ñett te dëkk ci quartier bii di Bukot moom nag jamono ji jël nañ ko ba yóbbu nañ ko ci centre de traitement bu hôpital régional ba instant bi ñu ngi tracé ay cas contact am mais ñi ñu jot a ber jamono ji yëpp muy waa këram moom nag mooy ñetteel bi nga xamante ne mooy cas communautaire bi ci région bi ki ko njëkkoon am mooy góor gi génnoon àddina ci feebar bi di coronavirus ci région bu Ziguinchor quartier bii di Bukot tamit mooy ñetteel bi quartier bi nga xamante ne feebar bi laal na ko depuis bi mu duggee ci région bi ba léegi ginnaaw bi mu laalee quartier bii di Diabir ak Lindiane depuis bi feebar bi duggee ci région bi tamit ba léegi centre de traitement bi muy waa Sédhiou muy waa Ziguinchor muy fanweer ak juróom-ñaari doomi aadama la dalal ñaar fukk ak juróom-ñeent yi wér nañ kenn moo ci ñàkk bakkanam juróom-ñaar jamono ji ñoo nekk sous traitement muy ñeenti cas importé yi nga xamante ne ñu ngi jóge woon ci Guinée Bissau
ak ñaari cas communautaire yi Ziguinchor ak benn cas bi nga xamante ne Sédhiou la jógee Sédhiou nag tey ñaar lañu woon mais kenn ki génn na tey bu ñu jógee foofu Malick dañuy wax ci wàllu njàng mi nga xamante ne tey ministre de l'enseignement supérieur wax na ko muy Cheikh Oumar Anne décision bi mu jël nag ñeel université Assane Seck bu Ziguinchor ginnaaw bi ñu jokkook ki nga xamante ne moo yor kàddu waa SAES université Assane Seck moom rafetlu na dogal boobu ndaxte xam nañ ne université Assane Seck bi école ubbee ba léegi ñoom jotuñu def cours ndaxte def nañu ñetti weer yi nga xamante ne def nañ ko grève balaa ñoo dakkal lii di nga xamante ne mooy njàng mi ndax mbas mi di coronavirus. lii di tamit ndax xam nañ ni aussi am na ay changement yu bëri yi fa am ndaxte changé nañ recteur bi changé nañ directeur CROUS te ñoom ñaar ñëpp kenn jëlagul fonction ba pare tamit chantier yi nga xamante ne ñi ngi doon laaj pour ñu mun a dalal étudiants yi chantier yooyu tamit gis nañ ni boobu ba léegi mënul fexe ba avancé loolu moo tax say section locale bi rafetlu dogal bi nga xamante ne ministre de l'enseignement supérieur jël na ko ci wax jël université Assane Seck bu Ziguinchor Malick Thiandoum loolu lañ mënoon jàpp tey fii ci Ziguinchor ngir ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. jërëjëf Assane Ba bu ñu jógee Ziguinchor dañuy bàbbeeku dem ba Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk fa Isidore Alexandre Sène Isidore ñi ngi lay nuyu mbas mi nan la tëddee foofu ci diwaanu Thiès. asalaamaaleykum El Hadj Malick Thiandoum ñu lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokki téléspectateur ITV ci li nga xam ne moom mooy ñeel feebaru mbas mi fii ci diwaanu Thiès district bu Thiès sax lañ koy tàmbale ndax ki nga xam ne moo di médecin chef du district di docteur Moustapha Faye am na benn jàkkaarloo bi nga xam ne def na ko tey ak taskatu xibaar yi te bu ñu sukkandikoo ci chiffre bi nga xam ne nag moom joxe na ko district bu Thiès jamono ji ñu ngi ci 89 personnes yoo xam ne amee nañu feebaru mbas mi te ci chiffre boobu am na fukki nit ak ñeent ñi nga xam ne de ñoom ñu ngi jëlee feebar bi ci li ñuy wax transmission communautaire loolu waral moom docteur bi di ñaan askan wi ñu gën di respecter li nga xam ne nag moo di mesure barrières yi ndax moom docteur bi sax tey bi nga xam ne mu ngi jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi jot naa wax tuuti ci ñàkkub jumtuwaay bi nga xam ne day commencé naa dal yenn structure santé yi rawatina ci jamono mbas mi ndax lu ci mel ni masque wala képp de protection ñoom docteur yi luñ ci mën a am jamono ji rek du doy te gis nañ ni fii ci biir district bu Thiès waa Kër Docteur soxla nañ ko ba tax sax bu fekkente nag waa ministère wala collectivité locale yi mën nañ leen dimbali ci loolu la El Hadj Malick Thiandoum moom docteur Moustapha Faye nee na loolu dina leen arrangé bu baax a baax boo jëlee ci yenn district yi nag mel ni district bu Mbour jamono ji Mbour ñu ngi ci ñaar fukki nit ñi nga xam ne amee nañu feebaru mbas mi district bu Tivaouane ñaar commune bu Mekhe am na tamit ñaar parce que ci cas yi nga xam ne jot nañ ko génnee tey Mekhe amaat na keneen ndax kooku amoon na koo xam ne ñàkkoon na fa bakkanam te kooku biñ ko saytoo gis nañ ne Covid 19 moo nekkoon ci moom kon commune bu Mekhe am na li nga xam ne moo di ñaari nit ñi amee feebaru coronavirus. fi nga xam ne nag moo di district bu Popenguine foofu tamit am nañu juróomi cas yoo xam ne am nañu foofu ci district bu Popenguine nekk ci département bu Mbour district bu Pout ñu ngi ci 54 personnes yoo xam ne amee nañu feebar bu mbas mi tey nag ñi di waa comité de gestion des épidémies comité départemental bi jot nañoo tase fi nga xam ne moo di préfecture foofu la tamit moom préfet bu Thiès di Moussa Diagne yëkkati na fa kàddu ngir gën a ñaax nit ñi ñu respecté li nga xam ne moo di mesure barrières yi préfet nee na ñoom dinañ génne këyit boo xam ne sax dinañ ko partagé ak ñi di collectivité locale yi relais communautaire yi ak ñi nga xam ne ñoo di chef de quartier yi ngir ñu mën ko séddale askan wi ñu xool rek ana ban taxawaay la ñu nar a amee ci xeexu mbas mi fii ci diwaanu Thiès. jërëjëf Isidore Alexandre Sène sama dëkk ba ngay mexe rek moom a ci jaaxal dañuy daal di dem ba ci banlieue ca Guédiawaye fekk fa Mamadou Lamine Fati moom itamit mu daal ñuy wax nattuwaay ak tolluwaayu mbas mi ci banlieue bi Mamadou Lamine Fati maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Malick Thiandoum di la ziar bu baax a baax di la dalal jàmm fii ci Guédiawaye ñu wax ne rek point Covid tey jile dañ koy tàmbale ak nit ñi nga xam ne ñoo am doomu jàngoro bi gannaaw bu feebar bi tàmbalee ci Sénégal rawatina ci biir Guédiawaye fu mu toll nii ci Guédiawaye ñu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti nit yi nga xam ne am nañu li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi li nu mel di ragalloo bu baax a baax askan wi la rawatina cas communautaire yi nga xam ne ñu ngi koy gisandi fan yi nga xam ne moom la ñu génn
lu nu mel di ragalloo mais lu gën a ragalloo Malick Thiandoum di wax ne askan bi depuis ñu génn ci li nga xam ne mooy korité bi dafa niroog ñoom feebar bi amatul wala nekkatuñu état d'urgence ndaxte ñoom askan googule ñu bari solatuñu li nga xam ne mooy masque donc mu doon li nga xam ne jaaxal na bu baax a baax askan bi lan moo waral ba askan wi le ñooñu duñu solati masque fan yee ci ginnaaw tamit gis nañ ñi nga xam ne ñooy takk der yi daawoon nañu wër ci quartier yi ngir xool kan moo dul sol masque ngir ñu mën a def ba nga sol masque boo wax ne rek ñoom askan googule ñu ngi woo ñi nga xam ne ñooy kilifa yi muy préfet wala ñi nga xam ne ñooy maire yi ñu jël ay mutuwaay ngir askan googule mën a respecter li nga xam ne mooy mesure barrières yi beneen fànn bi nga xam ne fan yi ñuy fii ñuy dem rek mooy le 2 dañoo war a dem ci tijjante école bi lee ñi nga xam ne ñooy CDEPS bu Guédiawaye ñoom woote nañ képp koo xam ne mooy moniteur de collectivité éducative maanaam ñi nga xam ne ñooy yëngatu yu wàllum yarum xale yi le ñu ñëw ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi di gunge xale yi ba ñu jóge seen i kër dem ba école wala jóge école dem ba delluwaat seen i kër ngir lépp rek ngir mun a moytu li nga xam ne mooy feebar bi le ba xale bi du ko jëlee ci école bi yóbbu ko ci li nga xam ne mooy këram donc mutuwaay yooyu la ñi nga xam ne mooy CDEPS Guédiawaye ànd ci ak moniteur collectivité éducative ci ndogalu ministère de la jeunesse ñu jéem a fexe naka la ñuy def ba école bi su tijjee xale yi du ñu jëlee feebar ci école bi wala du ñu jëlee feebar ci mbedd mi yóbbu ko seen i kër loolu moo tax ñoom ñu ne dinañ jàppale li nga xam ne mooy école bi ngir ñu mën a yóbbu xale yooyu le seen i kër mu doonoon li nga xam ne moom lañ leen indiloon Malick Thiandoum di leen ziyaara bu baax a baax di leen jaajëfal. jërëjëf Mamadou Lamine Fati depuis Guédiawaye kon nag mbokk yi loolu moo jeexal xibaaru marax wi bu 19h45 jotee ci wàllu nasaraan ci xibaar yu yaatu Assane Gueye dina ci delsi ñuy jaajëfal ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yemb di leen dig daje suba incha allah ci waxtu wi ci marax.